ngi noonu Fatou Kiné Deme fekk si nañu ñu am mbégte itam di ko dalal alxamis bu jot xam ngeen ne moom it dafa bokk si ñuy gunge suñu bàjjanu gox yegg si na Fatou Kiné lalal nañ la tapis rouge di la nuyu di la dalal. di la fay bu baax a baax soxna Faty di amati mbégte di janoowaat ak yéen ci plateau bi Chérif ci sama ndeyjoor di nuyu bu baax Cheikh Tidiane Diaw ak Dissa Préra mi fi teew di bàyyi xelit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñi seetaan jamono ji ku ma mosoo de sut na saw kii Fatou Kiné ak Chérif moom nee naa la bu ñu doon joué pièce boobu bu mythique boobu Maram ak Birane dinañ am lu bëri la ñuy am mu ngi noonu rubekat la Dissa Préra itam fekk si nañu moom it alxamis bu jot dañuy am mbégte mu ñu gunge waxtaan ci alom gi waxtaan ci mbeex meeg yooyu yëpp Dissa ñu ngi lay nuyu di la dalal yow tamit. maa ngi lay fay Faty di nuyu sama naataango yi di nuyu Chérif doomu ndeyu Fatou Kiné Deme di nuyu sama waa ji moom tamit di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak télévision Futurs Médias tey nag ñu war a waxtaanee d'abord toujours dañuy rester ci cadre de vie tabaski oblige xam naa bu Fatou Kiné pare dañu gën a ñëw ci yaatal léegi ñu yaatal laataa ñuy dem ci Dissa Préra ak ni mu ko waxee cadre de vie ak tabaski lu am solo la ana lan moo tax mu wax ko tontu li léegi lay doon Fatou Kiné tey nag dangaa doxantu fu soriwul dara diwaanu Cheikh Anta Diop commune bu Darou Khoudoss nekk ci arrondissement bu Meewaan foofee askan wa mën nañ jàpp ne ñu ngi ci guuta wala bokk mën nañoo wax ne sax seen bakkan amaana mi ci xottu gerte. ma nga ko loolu lu tax ñu wax ko xam nga yaa ngi présenté léegi Dissa Préra ci secteur bu am solo muy wàllu environnement waaye xam nga wér-gu-yaram Faty dafa nekk loo xamante ne dafa dugalante moo tax tey dama ne sarax ci secteur am moom environnement wax nag ci pàcc bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram ndax mënta ñàkk ba tey wàllu wér-gu-yaram la faawu ñu sëgg si li tax nag ma doxantu ba foofu xam nga pollution tey laa fas yéene waxtaanee mu ngi noonu te ku ne xam na pollution gàllankoor yi nga xamante ne dina ko indi ci doomu aadama Faty xanaa ma bàyyi la rek gannaaw boo lancé élément bi sotti ci la ak def ci ni ko Fatou Kiné Deme waxee ku wax bonne santé wax ne da nga war a nekk nag ci cadre de vie bu mucc ayib tax na moom Fatou Kiné Deme mu doxantu ba Darou Khoudoss sori lool Ndakaaru nekk ci arrondissement bu Meewaan li tax mu doxantu fa pollution ba maanaam la ñuy noqi moom moo leen mën a indil ay jàngoro tey nag ñu ne lim fa indi ci ay jafe-jafe itam bari na waaye ña nga cay góorgóorlu ci mën a am ñu dem teewlu gëstu Fatou Kiné Deme mu àndoon ak Yaya Diallo mi ko gunge woon ca Darou Khoudoss. jumtukaay bi impacteur en cascade lañ koy wax muy jàpp bënd yu gët dul gis tey tukkee ci jaww ji courant di ko doxal la. gannaaw ba ñu dajalee particules yi ba noppi dana ko yàpp fu wóor wutali labo saytu ko loolu sax mooy tax ñu mën a xam tooke yi la muy mën a indi ci gàllankoor. boo gisee ay étage la 6 étages la parce que ab bari na ay modèle mooy modèle bi ñu si am mooy modèle 6 étage bi buñ ko taalee semaine dañuy ñëw gis ni si biir trou yi nga gis ni particules yi dañ fay déposer particule bi gën a mag ba si particule bi gën a ndaw si suuf nag dañ cee lal benn filtre boo ko gisee genre papier bu weex la nii foofu nag fa la particule yi nga xam ni science wane na ni sax day mën na dugg sa biir yaram ba dugg ba sa biir deret. ñu ne sax la ñuy nokkee ci biir kër yi mën naa yées. dañoo am yeneen appareil yu ndaw yoo xam ni ci biir kër gi lañ koy def appareil yoo xam te ni du def benn bruit mooy lii ma yor ñaari type nag lañ ci am dañ ci am bu bleu. am ci boo xamante ni bu weex la mais ci biir la ñuy dugal lii nga xam ne en métallique la benn bi nag lu muy jël mooy wàllum benzène ak yooyu loolu ñuy def chimie yooyu dañ ko xam ay produits yu dangereux la pour la santé beneen bi tamit day jël beneen produit boo xamante ni lu si ëpp ci biir kër yi lañ koy fekk dinañ koy fekk ci biti mais si kër yi daal la ëpp luñ koy fekk te comme que jàngat yu bari yoo xamante ni OMS da koo def si wàllum santé pollution dafa wane ni ngelaw li ñuy nooy ci biir kër yi moo gën a bon ngelaw yi ñuy nooy ci biti. ñu nekk fii ci Darou Khoudoss gox bi ñu naan Sancu Ndakaar commune bu Darou Khoudoss juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci dëkk la ëmb téeméer ci amoo fukki junni ak ñaar ci doomu aadama di yeewoo ci commune bi bokk ci arrondissement bu Meewaan ci département bu Tivaouane yenn ci këru liggéeykaay yi ne fii tax na ba tooke gi
bari fi. fii boo fi ñëwee boo amul sax xam-xam boo amee ab seetlu rek gis ni nit ñi di sëqate ak xale yi ni ñuy mel ba ñuy dëkk ci soj ak lépp da ngay xam ni am na lu ko waral kon ñun dañoo jàpp ni tooke bi ñuy noyyi loolu moo ko waral. beneen gox Xonjo diggam ak Santhiou Ndakar toll ci fukki kilomètre leneen a ngi yéeme tooke gi sottiku ci géej gi muy beneen jafe-jafe ci askan wi ñëw ci tefes gi ndax seen xel dem na ci tooke gi ay camion di sotti bés bu set ci tefes gi. ñu tax ñu doon wax sànq naan jafe-jafe mën naa am wala gàllankoor ci wàllu mbir-gu-yaram ndax tooke jooju Fatou Kiné junju ba noppi itam image de fin bi Fatou Kiné Dakar naa junj na lépp comme li ñaan wax en télévision les images parlent d'elles-mêmes. ma ngoog image yi dafay wax waaye Fatou balaa ma lay tontu xanaa rek ñu jaale Hamidou Diallo xam nga rek rubrique yi weesu ci insuffisance rénale lañ ko jagleeloon roño du doy di moom moomu nag wax dëgg neex yàlla jiite woon mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb ñiy amee nag roño bu doy di fii ci réew mi yàgg xeex lool nag xeex bu am solo mu di ko def tey dem na waaye bàyyi na fi ñoo xamante ne nee nañ dinañ wéyal xeex bi ñu koy ñaanal rek fa mu jëm daal gënal ko fi mu jugee tey ñaan nag kilifa yi daal ñu def seen kéemtalaay kàttan te xam ni nag wax dëgg neex yàlla ba nëgë ni la mu doon xeex mi ngi fi jafe-jafe yi ñi ngi fi kon nañ ci gën a taxaw bu ma ñëwee nag ci sa tontu Fatou da nga wax lu am solo gis nga ko daanaka fa ma jeexalee rek dafa tënk lépp ndax tookale goo xamante ni daanaka kenn xamul sax dëgg tooke ji lan la mën a indi ci gàllankoor ndax xam nga xeetu tooke yu mel nii bu fekkente ne dañu koy jël di ko dem di ko sotti ci géej nee nañ am na ay normes yoo xamante ne war nañu sàmmonte ak moom normes yooyu ci kaw dafa mel ni dañ koy segg ba nga xamante ne xëy na tey ji bu ñu ko sottee du am benn ngaañ boo xamante ne dina ko ngaañ askan wi lu tax ma ne tooke Fati commune bu Daaru Xuddoos dafa doon commune boo xamante ne commune bu yéeme la ndax tey bu ñu xoolee xam nga pollution moo nekk loo xamante ne nii lu jar a bàyyi xel la ndax du loo doon loo xamante ne tey jii day indi feebar ci saa ñu gis feebar bi ñooñu mën nañu wax ni feebar à long terme lay indi moo tax tey boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetee ci département pharmacie département toxicologie sax laay wax bu pharmacie bu hôpital Aristide excuse-moi bu UCAD daara ju kawe ji ñoom ña féete ca département boobu di toxicologie laboratoire ba ñoom ñooy yegg foofu di fa amal ay liggéey yu am solo lu yàgg la nag liggéey bi du tey dañ fay yegg di xool parce que ñoom gis nañ ni këru liggéeykaay yi nekk foofu di industrie chimique yi fa nekk tey jii la muy sànni ca jaww ja mën na indil askan bi gàllankoor kenn mënu koo natt waxuma la jaww ja waaye tey boo xoolee ci sama reportage bi rek am na ci ay nataal yoo xamante ni mi ngi wane la ñuy sotti mooy phosphate boobu nga xamante ni moom la ñuy liggéey bu ñu noppee sotti ko mu jege lool fi askan wi dëkk loolu dafa dem ba nga xamante ne gis nga ñoom ndox mu sell sax amatuñu ko ndax boo xoolee napp ba dafa pollué donc muy nekk jafe-jafe yu metti yoo xamante ni ñu ngi koy dund te nag loolu yëpp ay gàllankoor lay indi ëllëg ay jàngoro yu kenn mënta natt te jàngoro yooyu sax duma ci bëgg a sori ndax def naa ci tamit ab gëstu incha allah bu du ñàkk alxames bii di ñëw daal dinañ gën a xuus ci jàngoro yi nga xamante ni mën naa tukkee ci tooke yi nga xamante ne nii ñi ngi koy gis ci jaww ji vie bi moom ab chaîne la parce que environnement soo ko agressé ba ci def li ci warul moom mooy répercuté wu ci wàllu wérgu yaram bi mais ci loolu rek Fatou Kiné mën nañu wax liggéey bi ñoom nan la ñu ko organiser pour fexe daal ba mën a comprendre bu baax a baax degré pollution bi ma ngoog approche bu metti la sax liggéey boobu ngay wax ndax ñoom ci njëlbeen bu ñuy dem dañuy xayma daanaka ne bëgg nañu atteindre nangam ci famille waaye xam nga tey boo xoolee commune bu Daaru Xuddoos wax naa ko sànq ci reportage bi juróom benn fukki dëkk la ak juróom-ñett ñoo fa nekk approche bi yombul ndax xam nga ay appareil la yoo xamante ne dañ koy faral di def te loolu boo xoolee du askan bi yëpp a koy nangu xam nga sénégalais lu mu xamul xamu ko te lu mu xamul da koy ragal moo tax bu ñu ñëwee di leen sax convaincre ne lii kat lii ko tax a jug ñoom ñu bari dañuy dellu ginnaaw tey boo xoolee seen cible atteindre ñu seen cible yëpp daanaka ñenn ñi rek la ñu jot a waxtaanal ñu nangu ngir ñu mën a installer appareil yooyu ci seen i biir kër ndax pour ñu mën a xam li nga xamante ni moom mooy wàllu pollution bi donc liggéey bu metti la waaye jàppal ne tamit lu soxal wàllu ko appareil boobu xam naa dinañ ci xuus tamit appareil bu efficace la waaye jàppale ni askan wi ba nëgëni ca Daaru Xuddoos ña nga lànk ñu baree bari ne kenn du leen defal nag yooyee appareil ndax xamuñu ko te xamuñu ne amaana appareil boobu liñ ci jublu mooy taxaw ci seen i wér-gu-yaram ëllëg xam li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe ndax wax naa ko gis nga Fati boo xoolee pollution sax gis nga la ñuy nokkee nee nañ ci
biir kër yi moo gën a yées sax li ñuy respirer ci mbedd mi loolu dinañ ci xuus ci biir di ñëw lay doon. li ñu gis nii ci télé bi nga tuddee ko wala ñu koy tuddee impacteur en cascade est-ce que am na xarañte gu mën a tax loo xamante ni xëy nit ñu mën koy gis ñu koy wax particule ñu mën koo détecter. mooy li nga xamante ni sax gët du ko gis particules yooyu booy xool ay poussières yu sew a sew la yoo xamante ni gët du ko gis loolu boo gisee ñoom niñ koy liggéeyee gis nga bu mag ba noonu ñu wane noonu moom la ñuy daanaka yooyu mooy féete ci kaw terrasse yi waaye am na ci yeneen xeeti appareil yu ndaw yoo xamante ni ci biir kër yi lañ koy placé boobu nag ci kaw terrasse yi boo xoolee moom la ñuy wax impacteur en cascade boobu moom mooy jël li nga xamante ni moom mooy particules yi bi ci gën a mag ba bi ci gën a ndaw léegi nag boo xoolee dinañ ko installer pendant une semaine léegi une semaine yi bu weesoo dañuy dem nag jël ko mel ni ku ko weer ba mu xaw a wow ñu xoos ko buñ ko xoosee nag def ko ci ay eau frais lañ koy def yóbbu ko laboratoire analyser ko pour xool lan la nga xamante ne moom la mën a indi ci jàngoro. très bien tey suñu bàjjenu gox dafa macha allah mu ngi noonu fàttali na dem essai série bu ñëwee jox la première partie da ngay xaar deuxième partie bi di sa frère. tey moom fàttali ne dafa xuus ci sa domaine mais li may wax sotti ci ak def ci la. waaw l'un ne va pas sans l'autre. et dafa am solo man su amee peut-être lu ma koy laaj lu ndaw mooy. ginnaaw doomu aadama yi dem nga foofu constat ci gàncax gi est-ce que jàpp nga ne ci gàncax gi produits chimiques yooyu est-ce que am na ay conséquences yu nga xam ne saa yi laa mën nañ ci teg bët. effectivement parce que xam nga ñoom ñi ciy gëstu tey scientifique yi boo leen waxee xam nga scientifique mooy koo xamante ni du tëb rek wax mais lu muy njortu la te jàpp na ni loolu noonu ngay gis noonu. comme ni ma ko waxee rek ay xeetu jàngoro la yoo xamante ne da la koy indil à long terme parce que da ngay dëkk ak moom di yàgg nga naan dara jotuma mais xoolal tooke googu ku ne xam na ni kër yooyu li muy sànni ci jaww ji ku ne xam na ni géej ga gis nga ko te géej googu dem na ba ma fa demee maa ngi gis ay nit yu sangu ci tefes ga te xam nga loolu lu doy waar la te soo taxawee noonu koy gis noonu acide moo lay xeeñ acide bu wóor moo lay xeeñ xaw ma acide laak lu mu ci mën a doon mais ñun xet gi ñuy faral di gis ma ngoog tooke googu ñun moo ñuy xeeñ donc tooke googu di sottiku ak nit ñi di ñëw di sangu si xam nga ne loolu moom ñàkkul mu am ay njeexital ci seen wàllu wér-gu-yaram gàncax ga moom boo ko xoolee ak moom Daaru Xuddoos googu sax ci jëmmi boppam bañ fa demee bi ñu taxawee di gis këru liggéeykaay ni ñuy sànnee saxaar yi ñuy sànni ci jaww ji loolu moom dalay leer ne di sa préra yàgg dina am njeexital ci doomu aadama yi noonu fàttali ne dem xam naa dañ xaar grand reportage bi très bientôt sur la télévision Futurs Médias mu ngi noonu jërëjëf Fatou Kiné Deme suñu bàjjenu gox dañuy desandi ba tey ci lu jëm ci santé ak environnement ndax tey di sa préra cadre de vie nga fas yéene waxtaanee léegi ñu soobu ci biir. ba gox bu ñu naan HLM Fass nekk ci Ndakaaru askan wa dañoo takk seen ndigg ne dañuy defar seen cadre de vie setal dem nañ sax ba ci jëmbat garab. dëgg la Fati maa ngi lay remercier tey dañu demoon nag ba HLM Fass li tax nag ñu choisir HLM Fass mooy dafa bokk ci quartier yi nga xam ne ça fait 40 ans bu ñu ko defaree ba bu léegi mu doon ay HLM xam nga HLM généralement boo ko déggee c'est des habitations à loyer modéré ñi fay dëkk généralement dañu jàpp ne bëriwuñu doole noonu boo demee HLM Fass peinture d'origine ba nekkoon ci bâtiment yi moo fa nekk ba tey ñi fa juddoo woon tey xëy na tey ay borom kër lu ñu ñooy nekk tey borom kër yi ñoom la fa seen waajur bàyyi woon dañu dem ba benn moment ils se sont rendu compte que dëkkuwaay bi ñu dëkkee melul ni na mu meloon ba ñoom ba ñu doon gone bañ leen koy bàyyil donc mu am encombrement ñoom boo di nga xool reportage bi sax am na ay griefs yu nga xam ne ñu ngi ay ñaxtu yoo xam ne ñu ngi koy amal te ñoom dañoo jàpp ne seen responsabilité dafa engagé wu ci mbir mi donc balaa ñoo gën a sori ci commentaire yi ak ci questions yi xam naa dem lay bàyyi nga introduire élément bi. waaw HLM Fass la ñuy wax rek di saa mooy bëggatuñoo xaar dara ci autorités yi lu jëm ci seen cadre de vie ñu dem seetaani élément wu di sa préra mu àndoon ak ku ñu naan Alioune Diagne. Émilie Tamba doomu HLM Fass la koñ bi la juddoo koñ bi tamit fa la yaroo waaye mère de famille bi moom ak ay dëkkandoom dañoo xëy bés ne mënatuñu seetaan seen ab koñ bi di wëy di délabré. gis ne bu ñu toogee rek bàyyi nit ñi da ngay gis ku dëkk ba beneen gox ñëw suñu biir gox def fi atelier def fi lu nekk dëkkoo fi da ngay yeewoo feneen. ñëw suñu koñ tegal ñu fi ay atelier loo xam ne day jeune. dañu seetaan dañu xool benn période koñ bi ni mu doon délabré woo mu doon manquement boo xamante ne ñun dañ ci jël suñu responsabilité parce que ñun ñoo seetaan loolu
et que mënatul continuer comme ça. ba tax ñu booloo dafa dank fas yéene sellal ak taral koñ bi ñu dëkkee bokk na ci activité yi ñu sumb setal waaye tamit def ay reboisement fépp fu nga xam ne garab mën na faa taxaw ci biir koñ bi. koñ bi dañoo gis ni dafa commencé di délabrer bu baax donc là ñu jël initiative nag wax ni ñun duñ ci xaar kenn duñ ci nekk di topp kenn ci ginnaawam parce que suñu gox la ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a mën a setal quoi. environnement dafa baax ci dund boo xam ne amuloo fleur amoo dara fleur day dundal xol loolu moo tax tey ñu jug setal suñu koñ defaraat environnement bi pour xale yi au moins ñu am tamit fu ñuy jouer. initiative communautaire ngir taxaw ci sellal koñ bi ak rafetal seen cadre de vie gone yi HLM Fass yi jàpp ne dëkk bi pour mu set te rafet ku nekk fa nga dëkkee nga fexe dundun wi mën a mucc ayib. dëkk bi mi ngi toll fi nga xamante ni action citoyenne rek moom moo koy doxal donc on n'attend plus l'état central pour muy ñëw di ñu defaral mais ñun à la base war nañ ko mën a defaral suñu bopp donc xaaruñu ci kenn nag xaaruñu ci kenn. sellal ak taral du lu bees ci réew mi waaye bii yoon waa HLM Fass nee nañu dinañu taxaw ci suivi bi ndax quartier bi nga xam ne seen i waajur moom la leen bàyyil woon ñoom tamit faw ñu bàyyil ko seen i doom ci anam yi mu gën a sellee. bu ne mooy ëllëgu réew moo tax it HLM Fass fonk nañ leen ba dugal leen ci seen i activité yaraale leen ci ñu xam ne cadre de vie lu ñu war a fonk la c'est important di ça. cadre de vie mooy premier rapport bu ñu am ak suñu environnement Fati. bu cadre de vie bu baaxul environnement bi day jafe mu baax ñu day jafe ñu defar ko donc tey jii je pense que li si important mooy mu nekk initiative boo xam ne. amul benn politique bu ko lal ci suuf amul boo seetloo maire bi ñëw na fa sax dafa genre doxantu mais teewul population bi ñoom ñu nekk ci lu ñu nekk xaaruñu si ñoom dara xaaruñu suñu état bi xaaruñu si état bi dara xaaruñu si gouvernement central bi dara et je pense que ça loolu mooy initiative yi nga xam ne dañ leen war a promouvoir puisque on parle d'un Sénégal propre d'un Sénégal zéro déchet donc initiative communautaire yi mu nekk ay engagement ay mobilisation communautaire yu nga xam ne que population bi seen bopp ñoom ñoo jël seen décision ne tey dootuñu xaar ku ñëw defaral suñu koñ la am na sax yoo xam ne dama leen dagg parce que am na si ñoo xam ne dañ ma nekk nit ñëw seen koñ fekk koñ bi taaru rafet seen sag la ñoom am na ñoo xam ne kenn ku mu ne moom li tax sax mu gën ci taxaw mooy foofu la juddoo yaroo fa màggee fa mais comme que dafa nekk njaboot léegi doomam yi amatuñu sax espace de jeu te à la base cité la woon amoon na ay espace vert amoon na ay njoowaan yoo xam ne xale yi daan nañ fa dem mën fa féexlu léegi xale yi dañuy obligé jéggi tali bi te loolu ay danger daf ci nekk dem ay côté Kennedy ak yeneen jardin yoo xam ne ñoom dañu leen mën surveiller donc sax mais en gros fan la ñu mën a nattee pertinence initiative citoyenne la fu ñu ko mën nattee pour mën lu ci jëkk solo mooy mu nekk initiative boo xam ne c'est pris en charge par les populations elles-mêmes mu nekk lu nga xam ne ñoom ñoo ko jëlal seen bopp c'est-à-dire que ce cadre de vie c'est cadre de vie la je veux dire boo génnee sa kër moom ngay njëkk def fast donc nga jëlal ko sa bopp en charge ñu ngi koy wax keroog fii li tax sax ma dellu si waat si mooy am na koñ yoo xam ne tey lu ci mel ni boo demoon Laayeen koñ bi mel ni Laayeen Yoff tey da nga gis ne que bokk na ci koñ yi gën a set par exemple ci Yoff pour la bonne et simple raison que tradition ba amoon y a 30 ans moo fa xew ba léegi nit day xëy bale buntu këram bale wala buntu kër keneen ainsi de suite c'est-à-dire que on en fait une affaire communautaire on en fait une affaire de la population en tant que telle avant muy nekk affaire u état affaire u mairie affaire u quoi que ce soit donc je pense que pertinence bi njëkk bi foofu lañ ko mën nattee naka la mën def ba lii quand même mu yàgg chaque fois ñu koy def pérenniser ko initiative citoyenne baax na mais pour mu dëgër faw Chérif Dia faw autorités yi appuyer ko bu yàggul le 2 avril dernier la fi Macky Sall lancé woon un Sénégal propre mu am bëreet ay cleaning day yi ay cleaning day mu am bëreet ab weer mu jékki-jékki benn moment xaw ma ndax corona bi moo fi jaaram déet kenn déggatu suñuy wax corona bi waru ko arrêté en tout cas amoon na fi bëreet jékki-jékki déggatuñ ko fenn mu mel ni mbir moom mu def ci politique def cee laxasu woon
da ngay gis ñu kii as ku génne ñaari brouette ñetti pelle woo télé bi ku génne ñetti bale ñaari kii woo rajo bi non mais tey jii munu initiative yooyu mënta dem te tamit nguur gi jàpp si te tamit mairie yi jàpp si parce que tamit loolu ñoom la war. ñoom la war d'abord avant tout donc ñoom. lii seen gàcce la war a nekk sax parce que bu population bi xëyee noonu dëgg la population bu xëyee def yow la nga waroon def yow nga ñëw fa taxawaalu xool demaat moom war ngaa mën vraiment ëllëg bu taxawee gën leen a pousse gën leen a dooleel gën a organiser mbir moom noonu. man di saa li may nekk mooy cet googu nga wax ci biir kër yi ci koñ yi est-ce que cet googu war ta yegg ba ci tefes gi tefes yi ndax dañu seetlu xam nga jamonoy tabaski tey bu ñu xoolee xar yaak lépp luy mbalit ak salte ca tefes ga lañu koy sotti est-ce que loolu it waruñu cee taxaw jël ci matuwaay. lu am solo nga wax Fatou Kiné parce que généralement dëkk yi nga xam ne dañuy nekk ci côte bi boo demee ay mel ni ay Ngor Ouakam Yoff ak Bargny ak Rufisque yooyu dañuy faral dëkkuwaay moo koy waral généralement day xat dañuy faral bu tabaski jotee suñu feesee seen i xar ba pare wala sax ñu yóbbu seen i xar yi géej fees ko fa dindi der yeeg dindi defar ko ba pare sànni ko foofu généralement après midi bi boo demee ci tefes ga doo ko mën a xool doo ci mën dafay en tout cas dafay doy waar ni muy mel dafay doy waar ba tax tey am na ay initiative yu jóg yu nga xam ne dañu ne léegi si booru tefes yi dañu fay taxawal ay mbalka yoo nga xam ne lu waay jëlee si biir dëkk ba avant nga koy sotti ci biir plage bi nga sotti ko ci mbalka yooyee nga xam ne au moins bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa bu bëgg a dem géej doxantu di nga dem géej doxantu te doo am dara lu la dérange mais pratique bu yàgg la bu jafee dindi la au-delà de pratique simple bi dafa am yeneen considération sociologique considération culturelle yoo xam ne daf ci lalu souvent bu tax loolu moo tax généralement mu jafe dindi surtout ak canaux yi li nga wax noonu dafa am solo ñi dëkkul ci côte bi nekk ci biir ville bi am na ñoo xamante ne ni liy jógee ci xar yi dañ koy sànni ci canaux yi te jamonoy nawet la nekk bu fattee mën naa indi musiba day indi musiba aussi bien si côte bi comme ñu nekk tamit généralement ci biir dëkk bi donc dañuy lancer appel population bi d'abord parce que cadre de vie ñun la d'abord avant qui que ce soit mairie bi day def su mënee du def également su mënulee mais ñun suñu cadre de vie ñun ñoo ko war a toppatoo suñu bopp parce que la santé avant tout et la santé ça passe par l'environnement et le cadre de vie. l'engagement citoyen. Dissa Préra ñu sant la bu baax gërëm la ci li nga indi tey mu jëm ci wàllum cadre de vie moo ñu gunge mook Fatou Kiné Deme dañuy desandi ak ñoom ñu dem léegi li ci yéenekaay yi fekki fa Chérif Samba wala Chérif Dia.